Alioune Mbaye maa ngi lay nuyu di la ziar donc di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi seetaan sunu élevage TV di nuyu mbokku éleveurs yëpp donc wax dëgg yàlla fi mu toll nii fi ñu toll ci wàllu organisation bi donc suñu xel dal na ku nekk xam na ni suñu événement bi dafa jigee julli bi déjà ñu sóoraale ni dinañu perdre xëy na suba wala ginnaaw suba donc il fallait que ñu anticiper ci organisation bi donc moo tax ñu teel a jël suñu ay dispositions déjà chapiteaux yi taxaw nañu pacotes yi taxaw nañu mais liggéey bi nag li ci gën a am solo nag moo des voilà ku nekk xam na ni foire moom donc box yeeg yu sew sewaan yi donc yooyu ñooy gën a jël temps donc loolu ci la ñu nekk nii. jàpp naa ni sax même suba jour julli bi ak ginnaaw suba yëpp dinañ ko liggéey donc pour vraiment bu ñu yeggee ci bis bi donc lépp yemb. Bon je pense que ni ku suivre suñu procédé parce que ñun dañu suñu liggéey yëpp dañ ko tegoon ci timing voilà déjà 45 jours avant foire bi donc joxe woon nañu deadline boobu biñ ci yeggee vraiment amoon nañ nombre de box yu doy donc muy 200 box donc 200 box yooyu ba léegi moom la ñu mainteniroon après nag ñu ubbi une liste d'attente voilà parce que vraiment am nañ une forte demande ba léegi nii may wax ak yow am na ñu nekk en attente mais ñooñu au dernier moment di nga am ay désistement di nga am éleveur boo xam ni day am ay tolof donc dootul mën a ñëw donc ñooñu lañ ñuy xool ci liste d'attente bi ñu njëkkoon a bindu donc ñu remplacer leen mais instant yi may wax ak yow moom ñun sur la base de 200 box voilà boxu xar nag moo tax may wax donc 200 boxu xar donc moom la ñu am donc am nañ nag yeneen box fas yeeg nag yeeg bëy yi voilà ak yeneen espèces animales yi donc volaille bi donc yëpp dinañ ñëw incha allah. jërëjëf Alioune waaw loolu moom lu am la xam nga élevage aussi moo fa toll élevage léegi association bu mu si mënti doon moo xam départemental la wala régional donc sooy def sa foire daanaka mun naa ne yow moomuloo ko voilà parce que sur les 200 box donc 82 yi ñoo dëkk Tivaouane donc les 118 box donc dëkkuñu fi donc ci biti la ñu jógee mun naa la wax ne nag ni la région de Thiès. daanaka moo ci ëppale ay box parce que Mbour am nañ fi box Thiès macha allah am nañ fi plus de 30 box soo demee zone Mboro bi Ndomor Notto Gouye Diama donc zone boobu yëpp aussi ñoom aussi vraiment bëri nañ fi ay box su ma juumulee am nañ fi plus de 17 box 17 ou 18 donc Touba aussi ils seront fortement représentés Kébémer Saint-Louis. Voilà Kaffrine Fatick voilà donc dëkk yooyu ma lim yëpp donc am nañ fi ay box donc wane ni rek c'est une foire boo xam ni foire nationale la bon fàttewuma aussi Dakar donc naturellement Dakar aussi bëri na fi ñoo xam ni jël nañ fi ay box région de Dakar. loolu de bon xaw ma nag fu ngeen jëlee information bi ndax yàlla xam na ni donc en privé rek lañ ci doon dox di ci waxtaan parce que ñun ni ñuy doxee ci élevage fii Tivaouane voilà xam ni fii ñun ñëpp am solo voilà bokk ndey bokk bay rek moo si am solo parce que Sénégal ñi fi nekk ñëpp ci dox ci wàllu jury élevage daf leen soxla dañu amal njëriñ élevage voilà donc pour man ñu déggoo nekk benn mooy suñu intérêt ñun ñëpp donc xaajaloo bi amul solo voilà yaakaar naa ñun Tivaouane bokk nañ ci ñu njëkk a jug di dox pour ñu am jury national donc élevage bi yëpp am un jury national ba léegi aussi ci loolu la ñuy continuer di dox bien vrai que ñun nous sommes membres de la FENAFO donc naturellement donc dañuy adhérer ci ay bëgg-bëggu FENAFO donc mooy le jury national voilà jury national bi nag pour man ku nekk xaj na ci voilà ba tax na loolu suñu bëgg-bëgg la nag voilà ñu ngi ciy dox loolu la ñu bëgg donc ñu am un jury mixte voilà su ma ko mënee tuddee noonu voilà parce que jury national bi bu ñu fàtte ni tey ñi ñuy wooyee beneen jury bi donc ñoom ñoo ko démarré voilà xëy na ay réeroo moo amoon seen diggante voilà te ay nit nag suñu réeroo dañuy toog waxtaan rek donc retrouver wu donc loolu mooy suñu objectif voilà donc mooy suñu souhait en tout cas. sant yàlla rek bon man damay wax ni nag
loolu moom ñi nekk de l'extérieur voilà c'est normal ñu analyser noonu que ni sama première édition la en tant que président mais tey en tant que membre actif du REPTEL parce que association bii laa njëkk a bokk c'est vrai que min nañ ma ci élevage à Dakar et un peu partout mais man REPTEL laa njëkk a bokk ci association parce que man fii laa dëkk donc fii mooy suma lépp donc ma yàgg participer ci développement wu association bi donc man jàpp naa ni continuité la parce que tey certes man maa jiite musuma bokk bureau mais tey ancien bureau bi ancien bureau bi à l'exception du président ak le trésorier donc ñeneen ñëpp ñu ngi ànd ak man di liggéey donc expérience boobu su ma ko boolee man ak xëy na li mu mun apporter ak yeneen ressources yi nga xam ne dooleeku na ci association bi donc loolu mooy force tey association bi voilà tey bu ñu gisee ñu doxaat ay jéego ci wàllu organisationnel donc loolu moo ko waral donc j'en profite aussi pour wax que ni vraiment l'ancien président nga xam ni tey man su ma nekkee président moom moo ma teg ci bopp association bi vraiment daf ma jiital ba pare seetaanu ma donc daanaka lépp ñoo koy defandoo ñoo ciy waxtaan vraiment moom chaque jour mu ngi fii ci foire bi lépp lu ñu ànd di ko doxi aussi ci lu jëm ci foire bi donc ñoo koy àndandoo donc yaakaar naa loolu mooy sentiment bi nga xam ni vraiment sentiment de fierté la donc tey association bi mun naa ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay di xàccandoo di dóorandoo donc di ñaan yàlla donc éleveurs yëpp ñaanal ñu donc suñu édition bi donc mu nekk édition bu marqué en tout cas élevage laadum en général. ñun moom avant ñuy nekk njiit dafa am lu ñu yàgg a gëm dañu gëm ni élevage finalité am consommation la loolu nag dégg la laaj soo gisee situation bi nga xam ni tey ñu ngi koy dund. donc ñun dañu war a anticiper waxuma rek tabaski wala boucherie wala tudd wala leneen wala korité man dama wax au quotidien donc il faut ñu am mécanisme yoo xam ne daf ñuy permettre tey ñun ñu jëriñu ñun éleveurs yi donc ba pare aussi jëriñ suñu askan parce que tey suñu rôle la ñun éleveur dëkk bi am ndawal parce que tey tabaski yaakaar naa bu xar manqué quelque part nous les éleveurs échoué nañu parce que approvisionnement en mouton bi man nag je parle de l'élevage en général maintenant nag suñu tegee yenn mécanismes yi dinañu permettre ñun éleveurs laadum xam ni dañuy nekk di def travail de sélection parce que damay dégg temps yi ñëpp ni joytu éleveurs yi di joytu que ni xar yi jaruñu maintenant c'est l'occasion parce que tey suñu désengorger un peu les bergeries xool xar yi nga xam ni bokkuñu ci sélection tabaski baa ngi ñëw donc ñu boole ko ci tabaski bi yaakaar naa dina wàññi suñu consommation en aliment tey ku na gis na ni aliment bi mu ngi flambé donc prix cher na donc loolu dinañu dimbali bu baax a baax dina dimbali aussi askan bi parce que dinañ ko soxla donc mécanisme yi ñu mën a teg daal pour génn ci loolu am na solo donc ñu di ko bàyyi xel loolu nag wax naa ni man xaaruma ba nekk njiit di doog a am vision boobu man dama yàgg a gëm ni élevage moom mënuñu nekk une exception dans le monde tey xar dafa am lu ñu koy doyee donc loolu ñu koy doyee nag bu ñu rombee passion beeg compétition beeg lépp donc dañ ko war a orienter ci consommation parce que mooy suñu njëriñ mooy tax ñun ñëpp ñu mën a jëriñu. jërëjëf man maa leen di gërëm di leen sant yéen ñi déplacé wu ñëw fii ba Tivaouane donc di fësal suñu liggéey donc ñun ñoo leen amal cant di leen. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi man la Pape Malick nekk président cellule communication bu association REPTEL bu Tivaouane feggoo sama càmmooñ adjoint bi di Massata Samb ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bégee bu baax a baax di leen ñaanal yàlla di ko sàkku ci yéen tey ñu taxaw fii nag bëgg leen a jox tuuti rek ci déroulement foire bi nga xam ni ñoo ngi koy waajal du 7 au 15 mai fii ci Tivaouane ci terrain préfecture bi jàkkaarloog gendarmerie bi pour ñu wax leen tuuti rek ci wàllu communication fan lañ ci toll ak fan la foire bi toll ci organisation bi. wax ni depuis 7 mois
waaw ñu ngi ci wàccaay bi waaw di ci wàllu communication bi nag wax dëgg yàlla mën naa wax ni monde élevage international ak yëpp yëg nañ ko ci wàllu communication def nañ ci lu sut suñu njort wax dëgg yàlla parce que boo xoolee foire bi engouement bi mu am nii ci jamono yi ku nekk di lay woo nga xam ne kon ci wàllu communication ak marketing cellule bi def na ci lu am solo wax dëgg yàlla parce que ba nii rek ñoo ngi ñuy woo ñoo xam ne bëgg nañ box ba tey nii rek bëgg nañ box mu des une semaine nga xam ni kon communication bi jàll na gars yi bëgg nañ ñëw tey jii ci wàllu communication aussi demaguñu ci rajo communautaire yi parce que période bi mu tombeel la woon instant bi ñu ko bëggoon a def Laylatul Qadri moo amoon yooyu yëpp ñoo am mais incha allah di si demee bëgg nañ koo def ci rajo communautaire yi nga xam ne ñoo ngi fii ci Tivaouane bëri na ay rajo yu fi nekk dinañ fa dem dafa ay annonce pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci alentour dëkk bi gën a bàyyi xel bis bi bàyyi nañ ko xel sax mais pour ñu gën ko bàyyi xel ndax bis bi bis la boo xam ni daan nañ ko fi organiser mu daan réussir waaw tey bii ñi fi jaar ñëpp dañ lay woo sax naan leen ba xam li ngeen den organiser moom moo nekk nii tey wala leneen la waaw parce que fi mu toll nii daal mën naa wax ni à 95% waaw mën naa bañ a 100% mais à 95% ci wàllu communication fii nga xam ni fii lay affaire bi xewee nit ñi yëg nañ ko waaw nit ñi yëg nañ ko bu baax a baax mën naa wax ni matal nañ ko ndax li ci des li nga xam ni moom lañ def moo ëpp li nga xam moom moo des waaw 95% daal xam naa ni def nañ ko mooy xëy na àggagul lépp à 100% ndax affaire bi des na mais incha allah ñu ngi jéem a góorgóorlu ba matale lépp parce que instant bi nii sax am na benn kii bu ñu bëgg a organiser d'ici après demain je pense benn convoi boo xam ni dinañ wër ci dëkk bi yëpp ànd ak sonorisation di ma waxaale gars yi yëpp foire bi waaw jour tel lay commencé ñi nga xam ni xëy na jotuñu yenn information yi pour rek matal ni lépp lu ñu décidé woon bëgg koo def ci wàllu communication rek loolu dina ko matal waaw lu mu tuuti dinañ ko matal. mbokki téléspectateurs yi Elevage TV sunu Elevage TV ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar feggoog sama président commission communication Pape Malick Gueye ma nekk adjoint chargé des relations tey nag bu ngeen ñu poser question ci wàllu foire dinañ ci kontaan te dinañ ci mën a am lu ñu wax parce que pour dellu tuuti ci ginnaaw Tivaouane ñu ngi ñëw di def 5e édition ci foire mu nekk loo xam ni macha allah gis nañ ci innovation boo xam ni tey ku fi daan jaar ci foire yi fi daan romb ak tey di nga xam ni dox nañ jéego loolu nag wax dëgg yàlla ñu koy sant bureau bi fi nekk ak bureau bi nga xam ne ñoo fi génn ndax ñu liggéey moom comme li ñuy wax continuité la macha allah ñoom bi ñëwee am na fun fekkoon yëf yi am na fun ko yóbbu parce que ay bâche ñoo fi daan nekk tey ku ñëw gis chapiteau ak pakot yi macha allah Tivaouane daan def 115 box maximum 120 tey ñu ñëw à 200 box te boobu ba léegi am na liste d'attente boo xam ne ñu ngi toog kon ça veut dire que ni communication bi jàll na parce que 7 mois ci ginnaaw lan tàmbali def communication foire mais Tivaouane yàlla def na dogal na loo xam ni ku dégg foire Tivaouane da ngay ñëw parce que Tivaouane la ñu suñu Abdou waxoon rek nit ñu bu leen ci yées loolu tey ci tànk yooyu lan nekk ba tax na yéesuñu ci def na tey jii ba nga xam ni tey bu nee foire waxuma la tey jii ñi dëkk Tivaouane waaye ñi exposé ca dëkkuñu fi sax ñoo ëpp loolu nag sant yàlla la parce que amaana tey jii bu yàlla defoon tey li nu def gars yi gisuñu seen bopp wala gisuñu avancement élevage Tivaouane tey jii amaana tey dinañ woote mais dinañ ci wéet mais alhamdulilah ci wàllu réseaux sociaux yi nag comme ni nga ko waxee loolu dinaa ci mën a wax mooy que ni Tivaouane nin daan doxale rek la ñuy doxalee mooy ubbil nañ buntu éleveur buntu réseaux sociaux yëpp Tivaouane fii ku fi ñëw xam ni démocratie moo fi am ci wàllu réseaux sociaux ci wàllu lépp duñ xañ kenn li nga xam ni mooy wareefam ñi nga xam ni tey ñoo nekk ci Telegram bi ak ñi nekk ci Facebook beeg Instagram ak Twitter beeg yeneen ak yeneen
ñëpp xam na ni Tivaouane fii ku fi ñëw te loolu rek yitteel la ñëw yi liggéey ubbil nañ la sunuy bunt. am na ci ñoo xam ni ñu ngi ciy liggéey bu am solo mooy ñi ne ci groupe Telegram yi ñooñu ñun naan télé ci poos tey ñu ngi liggéey loo xam ni télévision yi sax mënuñu ko liggéey parce que ñoom ñoo accessible ci ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi ñoo leen di wan léegi loo xam ne day tàng jër ñu jot ci ak fu mu mën a nekk. kon tey jii li ma ci mën a wax rek mooy que ni comme nan ko daan defee rek lañ koy defee mooy képp koo xam ni da nga ñëw te defar indi la nga war a ñëw wane image yu Tivaouane wane image yu élevage yu Tivaouane ak yeneen ñi nga xam ni ñëpp day ñëw exposé si ñun ubbil nañ la suñuy bunt ñun waa Reptel loolu lan ci amoon luñ ci kii xam naa bu amee lu manqué ñu jox suñu président mu mottali ko incha allah. waaw macha allah Massata kàddu yi rafet na fi may mottalee rek mooy comme ni Lune Mbaye doon laaj fan yi ci passé ci yenn foire yi ñi nga xam ni dañoo yor réseaux sociaux yi WhatsApp Telegram di couvrir foire yu mel nii dan ak dégg nañ leen ñoom lu doon joytu waaw wax dëgg yàlla am na nag ñoo xam ni contacté nañ ñu wax dëgg yàlla waxtaan nañ ci ak ñoom ba trouvé nañ solution waaw trouvé nañ consensus boo xam ni ñoom dinañ ñëw couvrir wax dëgg yàlla ñoom duñ ci gaañu ñoom it duñ ci gaañu waaw xëy na nag du ñëpp mais teewul woo nañ ñëpp képp ku ci sa wërsëg nekk rek di nga ci jot incha allahu rabbi parce que élevage moom moo bindoo noonu te ñoom ñi koy def ay éleveurs la ni ñun. waaw ni ngay bàyyi sa yitte jël sa connexion sa lépp kenn du la ko jox nga bàyyi sa temps bàyyi sa famille ñëw gérer nit ki yoon war na. boo leen dee dem ñu jox leen loo leen yóbbaale njaboot gi. loolu bàyyi nañ ci xel bu baax a baax a baax a baax. voilà Lune question bi am na solo. loolu nag yàlla defal nañu ci sutura waxtaan nañ ci bureau. waaw ci wàllu organisation. incha allah aussi am nañ ay règlement intérieur yoo xam ni exposant bu nekk bu ñëwee dinañ ko jox wax nañ leen ko bëggee surtout foofu nga wax nag xam ni moom moo gën a am attraction sécurité totale dina fa am kenn ku nekk fi nga war a yem di nga fa yem. waaw kenn ku nekk muy communication muy communicateurs yi muy membre ñi moom xar yi muy jury kenn ku nekk rek sa fi nga war a yem di nga fa yem waaw te dina am visibilité ba nga xam ni dara du réer dara. waaw kenn du amul lu ñuy nëbb amul lu ñuy neexandal waaw vraiment loolu moom association bi liggéey na ci lu am solo te incha allahu rabbi bis buñ ko pratiquer gëm naa ni yeneen association dinañ ñëw jël suñu modèle bi ñu def ba réussir ko incha allahu rabbi waaw. Alioune Mbaye pour ma fàttali la rek bureau bi fi nekk nii du bureau bu bees bureau bi fi nekkoon la rek ñaar ñoo ci génn te kenn ki sax génnul. ndax boo xoolee depuis bi ñu commencé sunu démarche yi ba léegi président Assane Ndiaye ñu koy nuyu au passage waaw l'infatigable wax dëgg yàlla démb rek maa ngi ko koy wax waaw chaque jour sax ci laay dëkk boobu ba léegi fu ñu dem man ñun ak ñoom ay ànd lu ñu xalaat dañ ko koy wax waaw ñii amul bureau bu njëkk bi kenn rek moo ci parce que manque de temps la mais ñu si des ñëpp ñu ngi ci waat am yeneen ressources yu si dollee ko waat kon loolu résultat bi bu amee mooy ñi nga xam ne danoon dellu si waat fekk fi ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon durant 9 ans ñu ñëwaat andiwaat président bu bees yàlla dolli mu dolli fi andiwaat yeneen ressources yoo xam ni kenn gisu leen ñu nekk ci suuf te ñoo gën a jàmbaare loolu moom mu ngi ci lii nii bu amee xëy na ñeneen lay bett mais ñun moom duñu bett quoi waaw force la quoi waaw lu may tëjee waaw mooy sant rek di invité nag monde élevage yëpp waaw comme ni ma koy waxee ci réseaux sociaux yeeg fépp fi nga xam ne dem nañ fa plateau noonu leen ko waxee mooy bàyyiwuñu kenn bépp éleveur boo xam ni élevage moo la ñor rek ñu ngi lay invité ci bis bi xam nga di ci ñaanlu aussi di ci ñaanlu yàlla defal ñu ci ndam defal ñu ci sutura comme ni muy amee ci ñëpp rek vraiment ñu ngi ciy invité ñëpp képp koo xam ne élevage ñor na la rek ñoo la koy invité fii ci Tivaouane di leen fàttali rek fii nga xam ni mooy terrain préfecture boo jógee Dakar di dem Saint-Louis boo ñëwee ci route nationale bi la nekk amul fooy jàdd route nationale boo ñëwee ba ci boo dépassé police teg ci préfecture gendarmerie en face la benn terrain bi moom fi nekk foofu la ñu koy fal boo jógee Saint-Louis aussi di dem Dakar kazalika noonu la mel aussi ci yoon bi am na accessibilité bu baax a baax boo ñëwee rek di nga xam ni foofu la te incha allahu rabi di ngeen fi gis beneen high level waaw incha allah rabi ñu ngi invité monde élevage yëpp di leen wax xar bu rafet lii du pigeon jandaaw lépp loo leen fi dégg rek ci wàllu élevage rek wax na leen di leen fi am incha allahu rabi xanaa moo jox Massata rek mu mottali moom it ñu tëj incha allah. Tivaouane moom foog naa ni ku fi exposé sa xel dina dal
parce que depuis ñu commencé def foire 2015 ba léegi nit musu fee ñëw am fi ndam ñu xañ la ko kon wàllu concours moom foog naa ni ñun suñu baat ni poto mooy que ni ku ci nekk soo ñëwee li nga fi am da nga koy jël yóbbu foire nan tegle presque ñetti foire yoo xam ni ndam li yëpp day génn biir Tivaouane kon loolu démocratie fa la mën a yem musuñu fee foire mu am ay problème ci wàllu concours kon nag fan daan jaar fa la ñuy jaaraat incha allah mooy que ni ku ñëw concours yi dina fiable dina maanaam accès ci ñëpp koo xam ni da ngaa exposé ubbil nañ la suñuy bunt soo bëggee inscrire sa xar mën nga ñëw inscrire concours loo fi am ñu jox la ko bu ko defee polémique du am beneen bi ci desit ci kàttanu yàlla foire bi mu ngi ubbi le 6 ci guddi la xar yi di ñëw ñu foire ba le 15 incha allah mu foire bi jeex fajari le 16 ñëpp génn dem ñibbi loolu daal waaw cérémonie officielle bi aussi incha allahu tamit le 14 samedi ci la ñuy def cérémonie officielle bi bu ko defee ñu ngi invité ñëpp ku ne xam na ni Tivaouane moom cérémonie officielle moom ñoo ci man waaw ndax fii moom ñëpp a fi daje waaw sëriñ si dañuy ñëw di joxe ay xadis di wax nit ñi seen wàllu diggante élevage ak sunu borom yooyu yëpp day am beneen bi ci desit teraanga gi dina fi am incha allahu rabbi lépp loo xam ne luy taaral foire muy restauration muy lépp xar yu rafet incha allahu ku bëgg a gis sa ci foire bi loo mës a gis ren na nga ñëw te xam ni innovation la waa Tivaouane def innovation lan def ñu ciy gërëm nag le président Khadim Fall parce que suñu waxee ba pare te gërëmun ko nag wax dëgg yàlla dañuy juum parce que tamit ñëw na indi fi vraiment lu bees te loolu lan doon xaar ci moom parce que tamit ci élevage rek laay joxe exemple booy wut géniteur pour mu jural la doom ju rafet a tax kon Khadim buñ ko indee teg ko fi mu ñëw remplacer président Assane ci liggéey bu rafet bi mu fi bàyyi dañu ñaan yàlla mu ñëw yokk waaye nag yokku na ndax cin nag bu naree neex bu baxee xeeñ te fi mel nii lii bax moom wax dëgg yàlla xeeñ na neex macha allah jërëjëf. Aline kon ñu sant rek gërëm ñaanal ñëpp jàmm rek ñu ñaan yàlla fekkee ci bis bi ak jàmm ñëpp ñëw ci jàmm visiter ci jàmm delluwaat ci kër yi ci jàmm élevage rek moom moo ciy gagné waaw comme sama mbokk mi li muy wax rek. di ñaan yàlla jàmm ndax lu dul jàmm jàmm ko gën kon yàlla nañu yàlla defal jàmm di baaluwaat ak ñëpp nag ci korité gii nga xam ni dugg nañ ci yàlla defal ñu ci nangu ñu sunu jaamu yàlla sunu rëcc yi yàlla faral ñu ko defaat ko yiw sottiwaat ko ci ñun ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaanal télé